jërë ngeen jëf Macky Sall bëggul Casamance bëggul waa Casamance waxuma ko Ousmane Sonko moo ko wax ji mi ngi ci l'Observateur ubbil yéenekaay bi ci tournée bi ñuy def ñoom waa Yewwi Askan Wi ca Casamance ñoo nga woon démb ca Bignona yéenekaay bi nañu ca foofee fa la Ousmane Sonko dajalee waa dëkk ba ne leen ci président yi fi ma sajaar yépp Macky Sall moo ci gën a yées ci ni muy doxalee ak waa Casamance du jokk ci di leen stigmatiser te nëbbu ko Sonko ne bañ na ko ba bu gisee nit ku yore sant wu dëkk Casamance sax du ko bëgg loolee Ousmane Sonko wax l'Observateur mi ko jàppee dérapage verbal li mu ci gis moo di waa Yewwi ànduñu ak seen sago ca Casamance mi ngi càmbare it sa kàddu yu ni mel lale ci mbiri xeet lan la mën a yàq ci réew mi Aminata Touré ne ñu ci yéenekaay bi li Ousmane Sonko wax du dara lu dul waxi nit ku manqué te wayadi c'est totalement irresponsable Aïda Mbodj moom it ne ñu ci yéenekaay bi gaay ci régime bi ñoo mayul Ousmane Sonko jàmm dañu ko singili siñ ko fang guddeeg bëccëg li mu wax ca Bignona moom jiital parti Pastef li di Ousmane Sonko Vox Populi nee nañu waa forum du justiciable di kuréel gi Boubacar Ba jiite ñaawlu nañu ko nee nañu wax la ju rëy te garaw wax joo xam ne mën naa yàq jàmm ci réew mi te Sénégal benn bopp la kenn warul di jëm lu koy xar ñaar Souleymane Ndiaye njiital SDD xëy ak xët bu njëkk journal La Mandat ngir tontu ca Ousmane Sonko ci lim wax ci Macky Sall jëme ca Casamance moom Souleymane Ndiaye directeur des infrastructures aéroportuaires gi nee na Ousmane Sonko bu ñu ko seetaane dina fi wax lu tojum réew ndax ñàkk inspiration ñàkk crédibilité warata tax muy fooye lu mel ni mbirum Casamance mu ne li may ñaan moo di képp ku ànd ak Ousmane Sonko te jàmmi Sénégal soxal la nga wan ko ginnaaw dem wuti ji feneen foo politique ndax Ousmane Sonko yàq réew mi moo ko tax a jóg ñu jóge fa dem ci Le Quotidien mi ñu wax ne yokku gi état bi yokk salaire yenn fonctionnaires yi jural na Macky Sall coow lu rëy ndax am na ay agent yu nekk ci fukki ministère ak ñaar yu nekk ci réew mi nee nañu ñoom it nañu leen yokkal seeni salaire yamale leen ak seeni morom lu ko may dinañ leen dégg ci yëngoog yëngal yéenekaay bi nee nañu ci la ñu jëm ne ñoo ngi waajal ab doxum ñaxtu bu ñu tabaskee ba noppi te nee nañu bu ñu jugee ca doxum ñaxtu ba te waxuñu ci seeni mbir yamale leen ak seeni morom lu état bi gis rek ñoom la tout sauf Macky maanaam lépp ba mu des Macky Sall Vox Populi nee nañu ab concept la bu bees boo xam ne parti bii di MPR en marche pour la renaissance moo ko taxawal parti politique la bu ànd ak ñoom Pape Djibril Fall di coalition les serviteurs ci élection législative yi Hamidou Thiaw moo ko jiite nee na li tax ñu ne tout sauf Macky Sall moo di dañoo gis ne Macky Sall réew meeg soxla yi réew mi ñoru ko li ko soxal moo ki gaayam yi ci Benno Tas Yaakaar Hamidou Thiaw nee na moo di waxi troisième mandat nu ñuy def ba am ñetteelu mandat ci bopp réewum Sénégal loolee moo leen yitteel jamono ji waaye nag nañu nuppalu te xam ne dañuy sonal seen bopp rek lépp dina leer ci élection législative yi ñu jëm ñi jëm ci yooyu la élection législative fa ñu bëgg a mujj di ci assemblée nationale Sud Quotidien nee nañu ci 14e législature bii di ñëw ci lañu nar a gisee lu nekk ci assemblée nationale ndax élection yeeg ñuy nar a tëddee waa Benno Bokk Yaakaar ñoo nga cee dem te amuñu liste suppléant waaye Yewwi Askan Wi di ca dem te amuñu ab liste titulaire anki dina kay ne ko moo taxit assemblée nationale bu amul fenn lañ fa nar a gis ak liste suppléant bi ci waaye Yewwi Askan Wi nar a demee li muy wund moo di danañu dem ci assemblée nationale gis fa ay député yoo xam ne musuñu leen a dégg fenn le vrai journal moom li mu bëgg a xam mi ngi koy laaj ci xëtamu njëkk mu di coalition Aar Sénégal ña ca nekk la yéenekaay bi bëgg a xam lu ñu bëgg ak lu ñuy tekki wootey député yi mu di élection législative yi la Sénégal nee nañu kuy xalaat mbaa ngay xaar ñu reporté ko noppalul ndax ba démb rek ca ndajem conseil des ministres président Macky Sall dellu na fa biral ne dara mënut a tax ba élection législative yi du am ci réew mi ci àpp bi ñu ko jàpp ñu jàpp journalisé ko ba mu dëgër xooli fa lu doy waar li mu xëyee xale bu jigéen bu ñu naan Fatma am fukkeet ak juróom-ñett mu di 18 ans moo xaru ca Caaroy Minam 1 yéenekaay bi nañu moom Fatma dafa am doom te amul jëkkër mbokk yi di ko kokkalee ka njaay cekke tax mu dugg ci ab néegam jëlug njàmpe pandar boppam xaru chroniqueur web tv bii di Baye Assane Mesere l'Observateur nee nañu teg nañu ko loxo libération ne ko ma nga ñu garde à vue ndax wax ju réy jum wax joo xam ne dañoo jàpp ne wax ja dafa yàq deru sëriñu daara yi ndax moom ci jëmi boppam moo ne am na benn sëriñu daara bu ko woo di ko wax ne dafay sàkku ay ndongam weexi oom taxul ndongay jàngal wala fox ma dem ci Vox Populi junju leen xew-xewu jamono bu yéeme bi mu xëyee scandale sexuel Ngabou noonee la ko tuddee duma ca mën a sori nag ndax mëne suta toog ci der bu noppi di jëw yàpp en tout cas li xew yépp ak na mu xewe kamu dal mi ngi ci Vox Populi. INSIA assurance auto seen parfum yu neex yi di Saphir gamme Clarissime ak déodorant Malaysia Yumo ñoo leen doon may li ci yéenekaay yi. jërëjëf Mamadou Mouhamed Ndiaye mbokk yéen it jërë ngeen jëf ci ànd beeg rajo Futurs Médias xibaar yi fii lañ ci yem ak yéen dafa pàttali ci li ci gënoon a fës kilifa ak Simon Kouka tey lañu leen di atte ci li ñu leen di toppee jëm ci trafic ay visa tey ji it la attekat bi di déglu député bi di Cheikh Bara Dolly li ñu koy toppee mooy xotti wor may njiitu réew mi banqaasu SUTSAS Gathia Thiès fi mu matt yàbbeegu ko ci alxames gi la ñuy tàmbali gréewu ñaari fan li ñuy sàkku mooy ñu libéré seeni ñoñ yi ñu teg loxo gannaaw lakk ga amoon ca hôpital bu Tivaouane lu ëpp téeméeri sénégalais ña nga bloqué ca aéroport bu Tunis dañoo bëgg a ñëw Sénégal ngir passé fi tabaski fi ak seeni njaboot waaye amuñu vol te gisuñu kenn ku ñu waxal bu mooy ñun ñu jokkool tàggat yaram àndoon nañ ceeg Cheikh Tidiane Diagne xibaari aada yi Ana Rocha jeexale li ci yéene kaay yeeg Mamadou Mohamed Ndiaye
mu doonoon xibaar yi Barthélémy Ngom doon leen ko jukkil Abdoulaye Diop ci machine bi Yacine Pouy ci xarala gi mbokk yi jërë ngeen jëf ñu ngi leen di ñaanal jàmm. tey ji it la attekat bi di déglu député bi di Cheikh Bara Dolly li ñu koy toppee moo di xotti war may njiitu réew mi banqaasu SUTSAS ga ca Thiès fi mu màtt ba léegi yàbbeegu ko ci alxames gi la ñuy tàmbali gréew ñaari fan li ñuy sàkku mooy ñu libéré seeni ñooñ yi ñu teg loxo gannaaw lakk ga amoon ca hôpital bu Tivaouane lu ëpp téeméeri ay sénégalais ña nga bloqué ca aéroport bu Tunis dañoo bëgg a ñëw fii ci Sénégal waaye amuñu vol te gisuñu ku ñu waxal bu moyee ñun ñi ñu jokkool tàggat yaram des ci ànd ak Cheikh Tidiane Diagne xibaare aada yi Ana Rocha li ci yéene kay yeeg Mamadou Mouhamed Ndiaye. jërë ngeen jëf mbokk yi ci teewlu bi ci kaddu gi Barthélémy Ngom Aliou Ba moo féete ci machine yi ñu tàmbale kook kilifa Simon Kouka ak Thierno Amadou Diallo niki tey jii la ñu leen di àtte ci tribunal correctionnel bu Ndakaaru li ñu leen di toppee mu di escroquerie association de malfaiteurs corruption tentative de faux dans un document administratif lépp a ngi jëm ci li ñu leen di tuumal ne trafiqué ay visa ci fàttali nag ñoom ñooñu ñëpp dañuy comparaître libre ndaxte amoon nañu fi liberté provisoire ba ñu génne woon leen kaso tey jii ñu war a dellu ci kanamu attekat bi ngir tontu ci li ñu leen di toppee keneen it di député bi di Cheikh Abdou Bara Dolly doyen des juges dina ko déglu ni ki tey jii ci alxames gi moom député bi nag li ko dalee fukki fan ci weeru juin ba léegi mu ngi ci kaso bi lañu koy tuumal moo di diffusion de fausses nouvelles diffamation au préjudice du président de la République maanaam daal ci gàttal xotti waru may njiitu réew mi. ñu wax ci braquage bi nga xamante ne dañu ko defoon ci dépôt matériel bu bus rapide transit di projet ba fële ca gàddaay nekk ca Géejawaay woto bant fay sàccoon nag gis nañu ko ki démb si guddi am na kenn koo xamante ni teg nañ ko ci loxo ña ca des ñu ngi leen di wër ba tey Omar Mbow. pick-up bu weex immatriculé DK 8818 série BM bi nga xamante ni moom la ñu sàccoon ca dépôt matériel daal dinañ ko gis ci Njaay Xiraat di ab dëkk bu nekk ci département bu Rufisque waaye daal ñi nga xamante ni ñoom ñooy braqueurs yi ba léegi kenn gisu leen di xamle suñuy source waaye vigile bi nga xamante ni moom la defkatu ñaawteef yooyu te seen lim toll ci juróom nag fekk ci bërëb bi mooy suspect numéro 1 bi. suñuy source daal dina xamle ne itam caméra surveillance yu nekkoon ci bâche chantier bi dafa yàqu tax nag enquête bi métti lool ci fàttali dépôt jumtukaay travaux bus rapide transit nag daal dinañ ko attaqué ci guddi talaata jàpp alarba ci bile braquage nag daal dinañ dégg ay tiiru fetal ci bërëb bi RFM Gadaye Omar Mbow. coow li nga xamante ne moo wundu li ñu ne dañu expulsé ay étudiants yu fekk baax ca Ziguinchor ci nekk fii ci université bu Ndakaaru ci seeni immeuble mairie bu Ziguinchor daal dina andi leeral ci accusation yooyu le mairie ba dafa ne daal de manipulation la ne bailleur bi ci boppam mosul wax lu ne mel ki nga xamante ni la ñu ne moom moo wax ci turu maire bu Ziguinchor xibaar na ne daal dañoo bëgg a jox étudiants yi ay bourse mu di motuwaay yoo nga xamante ni daal wala boog bourse yoo xam bu fu basket moo daal di jël kon boog gile dogal gannaaw tournoi bi nga xamante ne ñu ngi ko doon amal ci Alexandrie ci Égypte te jëm ci wàllu qualification coupe du monde 2023 fàttali nag Sénégal daf see daal di am ñaari défaite ak benn victoire waaye la tax ñu daal di tekki ndombal tànk ki nga xamante ni moo di Boniface Ndongo moo di fédération bi dañoo gis ni bokkoon na ci nga xamante ni daal dañ doon ñaax gune yi daal ngir ñu amal taxawaay bi nga xamante ni maanaam daal gënul lii di fédération sénégalaise bu basketball te fédération sax gis na ni gannaaw ba mu tabee Boniface Ndong jafe-jafe bu amee dafa di yoon mu daal di ñu waxtaanee kook lii di bureau exécutif bu fédération sénégalaise bu basketball waaye doxalin ko nga xamante ni moom Boniface Ndong daal naka def moo tax kon boog fédération daal di jël dogal guni mel nee nañ nag ki nga xamante ni moo di Desagna Diop boo mooyul moom moo koy daal di remplacer ci bopp équipe nationale bu basket bu Sénégal bu loolu weesoo ñu daal di waxtaanee Coupe d'Afrique des Nations bu ñu jagleel jigéen ñi ca Maroc lañ koy daal di amal Sénégal nag ma nga ca poma daal di qualifié ci wàllu quart de finale gulet waaye bëgg ñu fa yem lañ bëgg nag moo di fexe ba qualifié demi-finale ndax bu ñu qualifié demi-finale danañu bokk ci Coupe du monde bi nga xamante ni dañ ko daal di amal ci atum 2023 ñu ànd ak Youssouf Badiane di suñu ndaw bu ñu jabal foofu la ca Rabat ci Coupe d'Afrique des Nations féminines. ambiance bu bàyyeeku ci séance de décrassage ginnaaw qualification historique bu Sénégal ci quart de finale liggéey bi ñu door ay atangi nii moo mujj am pay suñu sukkandikoo ci ki ñu dénk footballu jigéen ñi ci fédération sénégalaise bu football Seyni Ndir Seck. lu ëpp ñetti atangi nii ñu ngi nekk di liggéey ak xale yi tey jii nii yàlla def nañu am résultat bi
donc c'est juste pour wax leen ne àddina doo gëmee benn affaire da nga ciy nekk nga liggéey boo liggéeyee rek di nga am résultat parce que suñu liggéeyul woon du ñu yegg fii nii déjà commencé par les éliminatoires amoon nañ adversaire bu coriace muy woon le Mali mais c'est parce que dañoo teel a commencé liggéey bi loolu moo ñu may doole may ñu kantan ba ñu mën a egsi fi ñu egsi tey. mbébét bi gaynde yi amoon ci ndorteel bi mat na waaye Sénégal am na yeneen mbébét yu gën a rëy. ñuy ñëw fii nii dañu waxoon objectif bi njëkk mooy woon ñu jàll premier tour te jàll nañ premier tour bi ñun gëm nañ ne lu ne mën na xew donc ñu ngi nekk benn match pour dem coupe du monde te loolu wax fa dëgg yàlla moom bu ñu ñefee comme ni ñu ñefee ñaari premier match yi. gëm naa ne yàlla mën nañ ci may ndam. donte sax qualifié nañu ñetteelu match gaynde yi seen digganteeg Maroc am na solo lool ci gis-gisu Seydi Ndir Seck. waaw match bi nga xam ne moom lañ war a jouer ak Maroc moom du ñu nëbbatu ndaxte ñaari équipe yi ku ci dóor rek yow yaay nekk pee ci groupe bi donc te ku nekk pee ci groupe bi doo quitter ville bi ni da nga fiy toog donc c'est vrai que Maroc mooy pays organisateur bi donc joué nañ ak moom éliminatoire Coupe d'Afrique éliminé ko ñaari yoon. Bon, je me dis jamais 200 fois. On va essayer de les surprendre chez elles. ajuma kon ca stade Moulay Abdallah beneen xare moo fay am diggante gaynde yu Sénégal ak gaynde yu Maroc Youssouf Bodian Khaba RFM. na ma ko waxee ëllëg diggante Sénégal ak Maroc ci dernier match de poule bi solo su googu la jokkante moo di ka ca am ndam di nga daal di jël mën a éviter yenn cross cylindre yi ci demi-finale yi ñu daal di waxtaane wàllu football ba tey waaye bi la yoon ak góor ñi championnat bu Sénégal daal dina jeex nekki bu mu jeexee itam ñi nga xam te ñoo ko ŋànk di ligue sénégalaise football professionnel ña nga doon kon bokk waxtaane sargal bi nga xamante ni dañu ko fas yéene amal ngir daal di kon bokk maanaam sargal képp ki nga xamante ni jot ngaa ràññee ko ci gile saison bi nga xamante ni daal nañ ko jeexal loolu nag di kaddu kii di directeur exécutif bu football professionnel di Amsatou Fall la mu xam ne nag moo di le 16 juillet prochain la ñuy fal di amal li nga xamante ne moo di googule sargal ñu déglu ko ci micro Astou Ndaw. du sargal comme ni ñu ko daan defee habituellement mais genre invitation instance yi la journaliste yi la pour que ñu toog ñi ñu war a sargal ñi nga xam ne également dañ leen distinguer ñu reconnaître ko jox leen ni seen ay sargal dont effectivement ay journalistes donc cérémonie bi incha allah rabi dana am le 16 juillet dafay tax ñu distinguer par exemple meilleur buteur L1 meilleur buteur L2 meilleur joueur L1 meilleur joueur L2 meilleur gardien L1 meilleur gardien L2 meilleur jeune joueur meilleur public équipe le fair play à L1 comme à L2 en tout cas dana am plus de 50 distinctions yoo xam ne en tout cas incha allah rabi daan ko jox bu boobaa seeni distinction yooyu danañ ko daal di joxe ku ci mel ni Lamine Diardiou di joueur Casa Sport bu Ziguinchor moom la ñu daal di nommé mu doon meilleur joueur de la saison ñu nar kaa jébal lii di trophée El Hadj Ousseynou Diouf ci Ligue 2 bi meilleur joueur ba nag moom moo di Fally Sagna moom ca Sonacos bu Bawol la daal di ne Ansou Diadiou di entraîneur bu Casa Sport moom la ñu daal di jël mu doon meilleur entraîneur meilleur gardien saison bi moo di Alioune Badara Fati bu Casa Sport moom itam meilleur buteur Ligue 1 ñaar lañu Bouli Junior Samb bu Jaraaf ak itam Ngagne Demba Fall bu Génération Foot ba tey wàllu football waaye bi yoon jëndug jaayam jour yi di mercato bi ba tey mu ngay wéy kii di Moussa Niakhaté moom nga xamante ni bëgg-bëggam mooy daal di jouer équipe nationale bu Sénégal daal dina jóge championnat bu Allemagne ca Mayence ba mu nekkoon daal di dem ci Premier League dana daal di football déwén ci Nottingham Forest di club bi nga xamante ni ren ji la daal di yéeg kon bokk ci Premier League bi moom daal dina am lu tollook ñaar fukki at ak juróom-benn contrat bi nga xamante ne moom la xaatim ci digganteem ak Nottingham Forest moo di ñetti at. geneen doomu Sénégal bi nga xamante ni jamono gi ñu ngi koy waxaale moo di Kalidou Koulibaly di capitaine équipe nationale bu Sénégal champion d'Afrique moom Kalidou Koulibaly ci ay xibaar nee nañu démb kii di manageram dal dina seq waxtaan ak vieille dame moo di Juventus de Turin ba tax ne fi mu toll nii jàpp nañu ni moom boo mooyul Kalidou Koulibaly dina daal di jóge foofule ca Napoli daal di dem ca Juventus de Turin Napoli boobu moo nekk ci atum 2023 gi ñu dëgmal la contrat am di daal di jeex foofu geneen doomu Sénégal moo di Ismaïla Sarr moom ma nga ca Watford United Watford nag jamono gi dañoo daal di wàcc ca championship